garage War Gaynde bu Rufisque seen chauffeur yi xëy di ñaxtu lenn waralu ko lu dul président gare routière bu Tëngéej moo xëy jox leen sommation ni leen altine bii di ñëw bu leen fi fekk tax na chauffeur yooyu ngank laxasaayu bu dëgër ngir xeex ak président bu gare routière bu Rufisque. moo ñu naqari carte bi may wone ki gagné garage Dakar bi ñun dañ doon ànd ak moom démb ak bërki démb di ko jëndal carte membre mu ñuy teg ci yoon mës sa ñemee jàkkaarloog Maysa Mbaye ñun ñu laan jël diñ teg ci kaw Maysa Mbaye am atu depuis 2013 lañ nekk fii samp suñ garage bi di dem Mbour Tëngéej Mbour Thiès Tëngéej dañoo amoon problème mu oto ñun ñu def suñuy sacrifice def ay prêt di dimbale waa Tëngéej 1000 francs nga dem Thiès 1000 francs nga dem Mbour ndax ñun Tëngéej lañ dëkk man maa ngi ci juróom-ñaar fukki at ànd ak samay doom ak samay sët di liggéey gone yi demuñ ci mbëkk mi demuñ ci géej gi léegi nag moom 2013 ba léegi ñu ngi ànd ak moom mbas mi ñëw mu bëgg cee profité ni ministère bi ñi jiite transport dañ ko wax li am seen bopp lañ fi nekkal loolu nag ñun nii dañ ko fi jëlee gone yi dañ ko fi jëlee gone yi ndaw yi ñu ngi ni nekk fii ci dëkk bi liggéey yuñ di daan seen doole mbooleem ñu nekk gare Dakar kenn liggéeyatu kenn defu na soo amee ñeenti téeméer dépassé ko baax na soo ko amul baax na ñii ne dañuy dugg àdduna nañ leen jàpp dimbali ñu barki démb bi ma mobilisé dem ci moom xam nga lu ma wax taal leen ni pënu bu ngeen defee histoire am ma jàppale leen ñun nag duñu xuloo duñu xeex duñu taal pënu. waaw lan ngeen bëgg mu def lan lañ bëgg mu bàyyi ñu nañ doon liggéey démb barki démb parce que ñoo ànd depuis 2013 léegi ñaataat la carte yi moo ñu ko doon jaay élection ñaari yoon yi mu dem fii la ñëw jël ànd ak ay chauffeur yoo xam ñoo amuñu permis sax ay poids laissé lañ yor dem woteel ko ba muy ñaari mandat ñu dëgg ci suñ tànk ñun léegi nag gañu ne gaz Dakar ni dañuy jóg fi ñu ne loolu luñ nanguwul tey nanguwuñ ko ëllëg bu élection ñëwee dañuy mobiliser ànd ak ñoom ci liñ bëgg mënuñoo gañe dëkk bi nag di ñu génn ci dëkk bi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg man maa ngi ci juróom-ñaar fukki at di liggéey gone yi yëpp kenn formé gu dara ci àdduna beneen bi ci des état nooy bañee mbooloo gare Dakar oto yi fay daw ñaata nit la ñuy def juróom-ñaar fukki nit la ñuy yëpp juróom-ñaar fukki nit ñi bu ca kenn amee feebar ñaata nit mooy feebar ñun état bi lañ fi nekkal ak population bi nekkaluñ fi coxeur yi nekkaluñ fi regroupement chauffeur yi 4 personnes bi 3 personnes lay yëpp ministère bi na ko nit ñi wax dëgg su mënta wàcc ci terrain bi ne yewal ay nit ñu wax ko li am ci dëkk bi. suñu sukkandikoo ci président bi li jooju mu def ngir gën a ñongalaat liggéeyu gare routière bu Rufisque moo tax mu koy def ba tax na mu ngi ci yokk di woo nguur gi ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko gannaaw ba ñu ubbee transport interurbain bi. région de Dakar ñaari gare routière ñoo fi officiel gare routière Baux Maraîchers ak gare routière Tëngéej bon loolu kon képp waxuma sax ñoom mais képp koy def transport li ñuy wax yooru kon la ñu bëgg a tere loolu la ñu bëgg a tere yooru bon kon su fekkee ne ñoom dañ doon def transport te transport bi ñu doon def ñëpp xam nañ ni transport bu irrégulier la soo bëggee def transport yow mi koy def da ngay am catégorie permis D catégorie de transport en commun oto bi ngay dawal dafay am licence bu autorisé mu def transport de personnes da ngay am assurance bleue PPV pour mën a couvrir nit ñi ngay yem mais su fekkee da ngay jël oto particulière yow mi ko dawal nga am poids léger assurance bi ngay fay couvrir ay nit kon soo koy def yow sax yaa ngi couvrir ay risques soo fàttalikoo nag ci ginnaaw ministre bi moo taxaw ni kun ci jàpp mën nga dem ba ñàkk sa permis kun ci jàpp mën nga dem ba carte grise oto bi ñu annulé ko kun ci jàpp mën nga tëdd kaso 1 an ba 5 ans kun ci jàpp mën nga fay amende 1 million ba 5 millions defe naa loolu du mën maa ko wax bon kon je crois que tu as parfaitement raison xam nañ ni bari nañu xam nañ kuy jàng oto da ngay def 2 examens pour nga nekk chauffeur professionnel da ngay def examen poids lourd wala poids léger toog 6 mois defaat beneen examen pour nekk chauffeur transport en commun diggante boobu nag ñu bari jaar nañ ci nga am permis dem dawali kalando pour mën a am loo wute transport mais boo amee transport da nga koy bàyyi nga dem defi transport xañ na nag dëgg la ñun yàgg nañ jooy ci état bi pour mu renouveler suñu parc bi loolu ñuy wax transport irrégulier ba xewee
état daf ñu dese encadré bañ mën am oto yu bees bon saluer seen comportement parce que tam ay la yéwén bi ma fa demee dem waxtaan ak ñoom dama leen la ngeen fexe ba bu leen résister bu leen def bras de fer seen diggante ak état ngir buur kenn du xeex ak moom nekku leen ci yoon mais sama xarit wax na ko léegi dëkk bi am na ay garage clando yu bari mën nañ daw yéen mën nañ daw ci biir dëkk bi Kasoor Arafat bu garage bi doxee jaratul ñuy génn mun nañu adhéré ci garage dëkk bi di daw mais li nga xam ni ay libin loolu laa rafetlu seen comportement mooy bi ñu xëyee ñoom ñëpp ñu gaare seen oto ne comme président daal da nga ne bu ñu def li ñu pour tere taxaw nañu waaye nag dañoo ñëw bootu ci man di sàkku solution ma ne comme dañu yor organisation man de liñ sama xalaat mooy dem ci autorité bi ak seen keesu garage dem ci banque jéem a am un financement organiser leen ba ñu mën a am ay transport en commun organiser leen ba ñu mën a am oto yu valable yu am ay licence may profité di wax nag ñëpp ci ñoom na nga ni si daaw maye naa 154 chauffeurs yoo xam ne man maa ngi utal transport en commun ñu cëpp xaw ma leen pour wax leen ni man ab chauffeur bi oto di sa métier lay défendre waaye oto bu régulier ak bu régulier bëgg moo koy tere du Fallou Samb moo koy tere loolu daal laa ci mën a wax di leen invité pour ñu jéem a professionnaliser wu di leen invité pour ñu xam ni ku bëgg a doon transporteur util agrément ku bëgg a doon chauffeur util transport en commun ku bëgg a def transport def ko régulièrement mais li nga xam ne mooy war gaynde du Fallou Samb moo koy xeex encore une fois de plus état du Sénégal moo fas yéene moderniser transport ma fàttali na jamono bii ñu weesu ministre bi dugal na benn projet de loi d'orientation ci transport ci conseil des ministres ba ñu examiner ko ba adopté ko bor ko yóbbu assemblée ba am yu bëree bëri yoo xam ne daxañ nañ ko ci kon état bi ci boppam moo bëgg a moderniser transport ci beneen anam bu bokkul bi ñu ko daan defee mais loolu du Fallou Samb en tout cas dama leen di masawu di compatir ak ñoom di leen digal tam que ay citoyens la ñu wax nga dëgg demuñu jël gaal dee ci géej gi demuñu agressé ji demuñu def naka suul noonu xaj na li ñuy def moo dul yoon kon nañu fexe ba état dimbali leen ba dugg leen ci kanu boo xam ni dañ mën def seen liggéey wette ko ci yoon. tey am nañ jafe-jafe parce que xam nga bu njëkk gaar bi amuloon mbooloo mu toll nii tey bu fekkee dañu contraindre oto yi ñu fiy dugg nga gis tableau yëpp foo jëm ci Sénégal boo ñëwee tey bu dee taxi bu dee minicar bu dee car boo ñëwee fekk ko fi chauffeur yi du dañuy ñëw rek yëpp tey dem dañ fiy fanaan des fois 2 jours sax di xaar ay nit la ñu te dañu ne ndox moog nit ñoo dëkkaale kon dañuy itteewoo ndox te fii boo xoolee gare routière bi zone bi mu nekk quartier bi ak yi ko wër ci Tëngéej ku ko xam xaaj ji guddi la ñuy am ndox 3 heures du matin 4 heures du matin kon loolu xam nga dafa nekk lu doy waar kon aussi am nañu problème mu ndox fan yëpp SDE laay dem muy indi benn citerne pour approvisionner toilettes yi te ay nit fu ñuy demee aajo dañuy soxla woon ndox bu ñu liggéeyee ba ngoon jot dañuy bëgg a sangu kon ndox mooy premier bi ci topp nag muy sécurité bi nag mën naa ngi doon xar suma tànk tubéy wax dëgg yàlla ma profité ji pour gërëm le maire Alioune Mar bi ma demee joytu ko ni ko garage bi lëndëm na te bëgg nañ mu leer parce que ay matériel ñoo fay fanaan vraiment def na ci effort ci projet bi nga xam ne am na ko muy 495 lampes yoo xam ne pour commune am la jël na ci une trentaine pour affréter ñu ko mais ci urgence bi jël na fukk lampe ba fukk ak juróom pour tey jii ñu somb ko ci gare routière bi pour su guddee mu tàkk au moins mu am benn éclairage boo xam ni seen matériel bi fi fanaan dañ mën am sécurité. bon man da nga ni si démb bi ma ñëwee rek bi mu commencé xiin di taw jokkoon naa ak directeur u CETUD xam nga gare routière yi CETUD daf ci am benn code part dañu défendre ci moom ma jokkoo ak le directeur du CETUD Thierno Ibrahima ma koy nuyu de passage wax ko situation bi ñu nekkee ni ko tey nit ñi bu ñuy yeb ci naaj bu tàng la ñuy yebee clients yi ci naaj bu tàng la ñuy nekk fi ma taxaw di wax ak yow gis nga ni may suyee ma ne ko aussi buy taw amuñu fuñ seeloo te gare routière kon plan d'aménagement bi baaxul bëgg nañ très rapidement en cas d'urgence nga fexe ba ñu am ay abri promettre na ma 5 abri ba démb ci ngoon ab envoyé nañ fi ay technicien ba ñëw naa ak ñoom def tour de garage bi ba identifier fi ñu war a def abri yi pour que très rapidement garage bi mel ni garage yëpp lépp lu fi manqué ñu def ko fi parce que loolu aussi je crois que moom lañ deseen ñun chauffeurs yi dugal leen organiser leen mais fexe ba li ñuy wax commodité lépp loo xam ne lu ñu aajo la ñu def ko fexe tam ba mu am benn àll boo xam ne nii clients yi bu ñu ñëwee am fu ñu toog di xaar départ. soo gisee booy dugg à l'entrée xam nga yaa ngi gis vigile bi mu ngi yor teg ma flash d'ailleurs dama joxe instruction que le port du masque est obligatoire à l'entrée de la gare routière kon ku fiy dugg da ngay takk masque je crois que gis nga ni ñuy identifier nit ñi à travers les manifestes bon loolu aussi defe naa c'est boo ko constaté di nga ko gis bon li ci des mooy sensibilisation bi xaj na sax on n'a pas assez de temps parce que dañu départ wax nga ko une semaine mais prévoir nañu comme ni ñu ko daan defee avant lii ay projection sur film de sensibilisation sur diapo pour yee leen ci feebar bi pour xam ne c'est un risque comme nag li ma waxoon ministre bi ñëwee fii ñun ñëpp ay njaboot la ñu yor ay chauffeur la ñu mais ay njaboot la ñu yor te kenn ku nekk ci ñun kuy exposé wu ñoo la ko gën a def da ngay jóge sa kër bàyyi fi sa njaboot yow rek soo déparé yëpp fanweeri nit wala juróom-ñaar nit yoo xam ne kenn ku nekk bokkul ak morom fu mu jógee te xamoo leen
kon kenn waruñoo gën a moytu suñu ndam la tam ñun ñëpp ñu nañ ubbi garage ba ubbi ko ñu góorgóorlu ba kenn ci ñun comme lañ ko yàlla dimbalee ba mu commencé ba léegi déggaguñ benn gare routière bu affecté déggaguñ benn chauffeur buñ quarantaine loolu yàlla sax chauffeur itam am prise de conscience ba ñu fexe ba luñ mën kamtalaay kattan bala ñoo départ di jël alcogel di protéger seen oto bañ naa ko ba maa ngi 2000 masques yu ministre bi jox képp ku manqué masque dama joxe ordre nañu xool oto yi ku manqué masque ñu takkal masque avant ngay départ chauffeur yëpp aussi dañuy bëgg bu ñuy départ ñu laal alcogel respecté tam li nga xam mooy les mesures barrières kon toutes les dispositions ñu ngi koy jël pour feebar du jaar ci garage bi pour tasaaroo ci réew mi. gannaaw xeexoo yi am diggante chauffeur yi ak président gare routière ñoom ñooñu le ñu ngi woo autorité yi mun ñu jël seen motuwaay balaa bay di wéy mbuus